la thèse du complot bi nga xam te ni bi mbir mi jógee ba tey Ousmane Sonko fa la ngoñ bu ñu xoolee tam mbir mi nu mu demee ñuy wax ne ñu siy tudd benn avocat bu jege le ministre de l'intérieur ñuy wax tamit magistrat yi nga xam te ni moom récusé na leen jàpp ne dañuy parparloo ak tamit ñoo xam ne ni Benno Bokk Yaakaar la nekk ñu tudd leen si recours fa déplacement ak yooyu noonu yëpp est-ce que loolu yëpp tam mi ngi ko boolee du attester la thèse du complot bi nga xam te ni moom la Ousmane Sonko teg si kaw table. bon man gëwma loolu d'abord xam nga dafa am ay fait Ousmane Sonko weddiwul ne moom dem na fa ñuy maase ba mu demee fa ñuy maase aussi weddiwul ne jël na yaramam jox ko xale bu jigéen bu am 20 ans yaa ngi dégg ensuite aussi weddiwul ne moom foofu tàmm na doon fa dem daanaka presque 1 an jël na di fa dem donc yooyu ay fait la yoo xam ne kon tey lii buñ ko jiiñee kenn mënul ne lii amul maintenant lan la mën a def ba setal boppam mooy tey mu dem wuy ji xam nga xale bu jigéen bi tey moom moo ko tuumaal dem porter plainte am na ci droit elle est citoyenne dem porter ko plainte léegi moom porter na ko plainte moom nee na loolu amul complot la wala dafa am ñu ko xam ne ñoom ñoo ko tabax ba mu baax mais na dem wuy ji te ensuite moom mënul nekk ci réew mi ba pare bañ a gëm justice bi parce que aussi mënoo une chose et son contraire justice bi c'est vrai dinañ koy ŋàññi mais la justice n'est pas parfaite du amul benn dëkk boo xam ne justice dafa parfaite alors maintenant tey moom bu jëloon réew mi moom bu demoon ba dem élection mais kan moo koy déglu kan si ñan lay dem taxaw prêter serment ñan ñooy génne PV yu wane ne moom gagné na mais ñii muy ŋàññi tey kon loolu nu mu mënee nekk c'est pas possible te tey moom ëllëg bu fi ñëwee aussi ak nekk président de la République tey ji moo xam man de gëwuma ne sax moom dina ko mës a am mais tey moom bu demoon ba tey toll fi Macky Sall toll ak yooyu léegi yan magistrat ñoom ñooy yore affaire yi léegi kon ñun ñu nekk au pouvoir mais tu vas voir la même chose ñun ñooy taxaw ñu nekk opposition aussi di ŋàññ justice bi est-ce que loolu aussi yoon la yow boo nekkee dans l'opposition di ŋàññ justice bi bés boo nekkee au pouvoir yow di wax ne justice bi baax na wala nii wala naa non déedéet man gëm naa ne loo gis am na ay brebis galeuses même ci journalistes yi am na si ñoo xam ne duñ def seen liggéey normal même ci ustaas yi wax naa ko ñu ngi si doon waxtaan léegi si suuf am na si ñoo xam ne ay nitu diine lañ alxuraan rek lañ dégg mais ay dañuy jalgati. même ci sëriñ si àggal kay. même si sëriñ si day leer rek. man ci jàngalekat yi am na ñoo xam ne duñ def seen liggéey normal. tey un bon enseignant laa wax de war bu pendant tout son cours moo xam 8h ba 13h wala 8h ba 11h mu jël récréation mu ñëwaat warul toog ci 16 bu xale yi di bind dafa war di wër di wër ci entre les rangées waroo toog benn yoon mais am na jàngalekat yoo xam ne dañuy joxe devoir rek toog di corriger di def leneen donc justice bi aussi am na ñu xarañ mais nag am na aussi ñoo xam ne ñu ngi jalgati mais nag on doit faire confiance à la justice sénégalaise te moom tey lim mën a def ba ñu setal ko du taxaw ci rajo yi ak ci télé yi di jéngu moom ëpp fi kenn fit moom mu ngi wax Macky Sall billahi wallahi taala Macky Sall li mu am ci fit moom amu ko man maa la ko wax te ñun ñu ànd ak Macky Sall ñoo ko ëpp fit moom Ousmane Sonko bu fekkee fit rek lay jaay ñoo ko ëppale fuuf man bu ko neexee na ñëw njëkkee ci man te nee nañ dañ doon dem di lakk ay këru waa APR du xëy na peut-être si loolu la ñu ne nen njëkkee sama kër man kër Ousmane Sonko laa jëm bés bu ñu ñëwee sama kër man ma dem kër Ousmane Sonko man lu fa xew man la fit rek la ñuy jaay. mais menace la en direct. mais man maa ko wax Sénégal yëpp di ma dégg ñoom ñoo ne woon dañuy dem ay kër ñu bokk kër Macky Sall nen njëkkee sama kër ma dem kër Ousmane Sonko ñu gis ma fa ñàkk ma fa gis lu fa xew man la maa ko wax ci en direct su fekkee direct ngeen ma def buy jaay fit ak am sañ-sañ fii la ñuy fekk Ousmane Sonko xale bu ndaw juddu bërki démboo njaay ñetti at xaw ma ñeenti at nga def ko ci politique ñun ñu def politique ba suñu xol sedd
suñu ay waajur def politique ba suñu xol sedd ñu affronter lu nekk yow nga ne da ngay taxaw fee di wax ay peur ak ay yu kenn xamul na ñëw na wàcc si tali bi dama ne su amee argument na ko génne Ousmane Sonko ku ko xam ak démbam. mais tamit am na benn SMS boo xam te ni becc na ko di wax ne ko foofu noonu su ma mënee tënk SMS bi mooy nañ wane rek ne que am na séq bu mu séq soxna si ñu siwal loolu ngir yàq deram waaye buñ ko tëj ak yooyu bu nekkee ne bataaxal boobu lu wér lay tamit ndax du gën a dëggal complot bi. non gëwuma loolu SMS mais SMS yomb na taxaw de SMS mais fii ñëppay envoyé sax SMS mu rëcc ci dem feneen surtout ak WhatsApp mais man gëwuma loolu li ma gëm mooy moom wax naa ko sànq ku xam Ousmane Sonko jaar-jaaram li ñu ko jiiñ doog ko wetti maanaam Ousmane Sonko même ay militantam day leen di gis di leen nopp di leen bëgg si parteem looloo fa am ñaata yoon nga fa gis ñoom seen biir ñuy sëyante seen biir loolu sax ba tey baax na nekk jëkkër ak jabar loolu sax baax na mais di doxalante seen biir Sénégal yaa ngi déglu de. copie est-ce que lii nekk accusation gratuite tamit. mais def leen ay enquête charge bi moo ëpp. def leen ay enquête kër ñaari jabaram nga ni di courtiser ay militantam ñoom responsable ñuy courtiser seen ay militante loolu am na biir parti Pastef te am na yoo xam ne ñaaw na warul am. est-ce que amul APR tamit. ah lenn de xam naa ko mën na fa bañ mën na fa am de mais lenn de xam naa ko le président Macky Sall loolu la ñun ñu ko jege xanaa ku ko jegewul nekk ci lëmpal gi mais ñun ñu ko jege il veillait scrupuleusement sur ça jox la benn anecdote rek mooy bi ñuy wër Sénégal man daan naa am chance di ànd ak président di ci bokk parce que oto bi jiitu mooy éclaireur beneen oto bi Pape Samba Diop tey mooy actuel chef de cabinet adjoint du président de la République waa APR yëpp xam nañ ko mooy toog ci kanam chauffeur bi nekk ci beneen kanam Cheikh Mbacké Ndiaye mooy toog ci beneen côté bi ma toog ci beneen côté bi Cheikh Mbacké man su ma nekkee ci kii parce que comme jàngalekat la du ma tout le temps laa daan mën a dem mais su ma ñëwee bokk ci tournée bi Cheikh Mbacké moom moo may bàyyi liggéeyam moom mu noppalu xam nga lan mooy liggéeyam mooy fu ñu dem moo yow yaay jël orateur yi maanaam day am orateur jeune orateur femme ak koo xam ne adulte donc man fu ñu dem ma ànd ak président de la République Macky Sall man maay jël les orateurs ak seen numéro téléphone yooyu dañ koy archiver Momar Diagne mu ngi à la présidence moom mooy jël kilométrage bi pour dire alors il nous est arrivé à Mbour parce que président am na kër Mbour moom foofu la daloon mais ñun ñu dal feneen ñun ak garde yi ak yi ñu nekk ci garde corps yi ak ñuy togg et cetera mais gis nga am na ay xale yu jigéen ñu ñëwoon xam naa bokk ci affaire militante yi rek xale yu rafet sax du ma ko weddi mais noonu suñu gars yi commencé di yëg nii mais gis nga daf ñu woo benn par benn ne ma arrêtez-moi ces choses là et puis d'un ton ferme après mujj gi ñun dañ daan toog sax di ko jëw ne président waaw moom benn jabar lay am ñun bëgg ñu duñ am yeneen jabar ak genre yooyu quoi moom daal parce que am na benn jabar nangam ñun dañ ko daan jëw ci côté boobu parce que dañ daan jàpp ne moom dafa fonk jabaram xam nga xalaatul beneen jabar donc pourquoi ñun duñu xalaat beneen jigéen wala xalaat beneen jabar pour vous dire donc ces choses là daf si intransigeant man maa la wax loolu ma joxaat la beneen exemple gis nga man bi ma takkee jabar bi ñu nekkee au pouvoir bi ma takkee jabar une deuxième femme ak Cheikh Mbacké Sakho religieux comme yow xoola dañ ko doon waxtaane parce que président daf ne woon kii bi ñu njëkk a def directoire bi ñu njëkk a def bi mu jëlee pouvoir dafa def ci discours am mu ne waaw jox nañ ñu réew nangam léegi nag na ngeen fi nekk nag di takk ay jabar rek après gars yi di ko jow ne waaw moom takkul jabar ba pare bëgg ba nit ñi bañ a takk jabar bi ma takkee jabar Cheikh Mbacké takk jabar dañ ne Amath Suzanne ak Cheikh Mbacké Sakho ñoo fi njëkk a takk ñaareel pour vous dire donc le président ci yooyu daf ciy veille di takk ay jabar ay taxaw di am ay gel fii di dox yooyu daf ciy veille et c'est important. D'accord léegi c'est pas le cas de Pastef c'est pas le cas de Ousmane Sonko. Imam
bu ñuy xool tamit saa su ne da ngay delluwaat si nañ dalal réew mi nañ dalal réew mi. mais tamit dalal réew mi est-ce que condition bi si njëkk nekkul mbir mi nga xam te ni muy tuuma teg nañ ko si ndodd Ousmane Sonko. ñu dem leeral ko ba mu leer nañ après bu ko defee ñu xam ne dëkk bi dëkk bi yoon la képp ku mën a tooñ ak képp ku nu mën a tooñ ku mu mënti doon yoon day def liggéeyam ba mu àgg ndax nekkul loolooy sécuriser sénégalais yëpp. waaw wax nga lu am solo d'abord nga may ma rek ma am lu ma ñëw leeral tuuti. waaw dañuy dem jël sunu ndaw Absa Anne après ñu ñëwaat kon Absa Anne maa lay nuyu su ma juumul yaa ngi si booru kër Ousmane Sonko ban ambiance moom mooy reñe foofu. waaw ñàkkul ne Absa Anne dina ñëwaat imam kon maa ngi woon. si état de droit. ñëpp yem si kanam yoon ba mbir mi leer est-ce que nekkul loolu mooy doon un signal fort pour wane ne que Sénégal dëkku yoon la ak ku munti doon. waaw Mohamed da nga wax lu am solo mais ma ñaari point rek ma dabaatal tuuti sama frère monsieur Diallo parce que man li ma gëm laay wax parce que réew mi tamit bu ne da nga représenter société civile dañoo war xam kan moo fi toogal société civile parce que ñun ñëpp xamante nañ Sénégal fi ne ku ne xam nañ sa discours. ça veut dire ni ñuy waxal duñu ay dof boo waxee dinañ xam yow li nga bëgg a wax man encore une fois la ma waxoon loolu laa gëm koroog na ma doon défendre président Macky Sall boo ko Abdoulaye Wade woowee noonu laay toogee tey di continuer di défendre Ousmane Sonko parce que damaa jàpp ni dañ koo tooñ dañ ko bëgg a néewal doole lu tax ma wax loolu mbirum Casamance mi muy wax bu ñu waxante dëgg ñun réew mi lépp fi la ñu fekk mbirum Casamance kan moo ko fi njëkk a wax Ahmed Khalifa Niass laa dégg mu toog ñu invité ko RFM matin mu ne Ousmane Sonko MFDC la bokk kooku yoon da ko waroon a woo bu dee dañuy waxante dëgg loolu ci état de droit rek la ñuy wax koo ko fi wax dañ laa war a woo Ousmane Sonko man musuma dégg mu wax waxu Casamance. waaw ku ko dégg nga nag baal ma ñu dem si Absa kon bu ñu def diabolisation nañu waxtaan rek teg wax parce que ñun lépp fi la ñu fekk te dara rëccuñu. dinaa ñëwaat te si it yow nag imam dinaa ñëwaat kenn si yow mënul fexe ba duñ wax ñun li ñu xalaat. Absa Anne yaa ngi booru kër Ousmane Sonko ndax mën neen xam ban ambiance moom mooy reñe foofu si fi mu toll nii. Mohamed Diallo wetu kër Ousmane Sonko ambiance bi fii régné nag mooy un calme total gis nañu nag am na li nga xamante ni mooy dispositif policier bi nga xamante ni moo fi nekkoon waaye gën nañ koo yokk itam ba tey dañoo barricade bépp yoon bi nga xamante ni bii moo jëm kër Ousmane Sonko waaye calme total daal lañ fi nemmeekoogu. ndax tamit force de l'ordre yi na leen taxawee parce que fu mu toll nii fi nga taxaw sa ginnaaw gisuma benn force de l'ordre même bu nekkee am na barrière yu ñu teg sa ginnaaw ñoom nan leen taxawee ak tam ndax gis nga ne dañoo yor ay ngànnaay ak yeneen yi di mel. effectivement ni nga ko waxee noonu la am na ay force de l'ordre yi fi nekk waaye ba ñu taxawee pour jël leen comme background ñoom dañoo taxaw nañu buñ leen filmer waaye ñu ngi fii takku nañ loolu sax te itam yor nañ lépp loo xamante ni war na daal lu jëm ci wàllu ngàndaay ak yu ni mel. Ousmane Sonko ndax am na oto takk der bu fa nekk. am na ay oto takk der yi fi nekk waaye comme ni ma la ko waxee sànq ba ñu jógee pour jël image nga xamante ne background lañ leen di am ñoom ñu nekk suñu gannaaw dañu tere ne bu fi kenn filmer ndax amuñu droit filmer leen. kon ma bàyyi la nga doxantuwaat Ndakaaru waaw Dicko. ndax foofu militant yi ndax ñu ngi ñëw wala ñëwuñ am na dugg ak génn bi nan la fa mel foofu. fii nii amagul benn militant boo xamante ni nekk na fi ni ma leen ko waxee daal mooy calme total boo xamante ni ràññee na fi te itam bépp yoon boo xamante ni dafa jëm kër Ousmane Sonko dañ ko barricade ñi fiy dugg ñi fiy génn ñëpp dañ leen di xoolaat bu baax a baax te itam may leen itam di jël li nga xamante ni mooy image police bi nga xamante ni. waaw jërëjëf Absa ma bàyyi la kon nga doxantuwaat rek indi nuyu yeneen xibaar kon mu mel ni un calme plat moom moo am aux abords de la demeure de Ousmane Sonko c'est cité Keur Gorgui les entrées et les sorties sont filtrées maanaam lépp la ñuy nemmeeku dem ak dikk bi ak yi ni mel imam ma bàyyi la nga wéyal fi nga tolloon si société civile. parce que mel na ni man loolu laa gëm réew day am lu ñu tuddee contre pouvoir ku nekk sëriñ nga assumer ni sëriñ nga di wax discours sëriñ ci contexte bi mooy ñu dalal Sénégal discours sëriñ ñun toppatoo Ousmane Sonko moo def wala deful. mais li ñu gis nga xam ne jàngat la boo xam ne képp kuy ab sénégalais ku avenir réew mi ñor war ngaa tiit
mooy bi ñu demee kër Ousmane Sonko dafa am lu ñuy tuddee rapport de force bu fa am entre nit yi Ousmane Sonko du ma ko tuddee sax nit yi Ousmane Sonko le peuple parce que le peuple xam nga mooy lan société civile bi ña nga fa woon opposition bi ña nga fa woon taxaw ni d'accord ñu ci ñu arrêté Ousmane Sonko loolu ay fee la kon réew mi bu tollee fii tey ñun en tant que ay responsable yoo xam ne réew mi dañoo jàpp ni kenn ëppale wuñu fi kenn gënuñu fee bokk te it ñuy wax ngir yàlla gëm ni dañuy dugal ci bàmmeel ñu dugal ñu ci ñu sëkkuñu mooy nañu dalal réew mi tey réew mi soxlawul ay chargé Ousmane Sonko pour ñu jàpp ko loolu képp ku koy def damaa jàpp ne noonu Macky Sall nga parce que borom caq du xeex ak borom baatu neen tey réew mi bu tàkkee Macky Sall mooy responsable encore une fois parce que moom lañ dénk réew mi bu dee problème mu ethnie yi ñuy wax il faut ñu leeral ko mais mbiru Casamance bu fi amee place tey ci camp pouvoir bi la jóge ñoom ñoo fi doon wax Ousmane Sonko ibaadu la di wax Ousmane Sonko kii la nuñ koy waxee salafiste la Al-Qaïda la bokk bañ naan MFDC la bokk loolu ñun fi la ñu fekk gis nga lu dafa am lu Cheikh Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu anhu wax te ñun ñooñu rek ñooy suñuy référence maa ngi dégg Mohamed di ma diaboliser naan buñ fi tudd Serigne Touba man damay tudd Serigne Touba parce que sama référence la. non man maa ne mën nañ dañ koy tudd parce que ñun loolu lañ gëm. waaw dañoo gëm ni réew mi duñ bàyyi mu tàkk politiciens di taal parce que dañoo bëgg poste man soxlawuma poste bëggumaa gis Macky Sall bëggumaa gis Ousmane Sonko xam nga lu ma Mohamed bàyyi ma àgg. waaw mais waaw damay daaneel Seydi Hadji Malick dafa wax lu am solo. waaw non naa la may nga daal. waaye ma daaneel parce que Sénégalais yi ñoo may déglu te boo ma daggee li ma bëgg wax du àgg te man waxu damay jug fii dellu ci sama daara ja man Macky Sall Ousmane Sonko kenn ñëru mais réew mi bu ñu waxee ba taal ko kenn du ci mucc ñu ànd ak dal foofu laay waxee man maa ngi ànd ak dal lii sama nature la. waaw c'est vrai je comprends mais damay déglu rek ma àggale. dama lay bàyyi nga àggale imam dama lay bàyyi nga àggale. ñu dégloonte rek damay bañ ñu nekk fii di wër-wër loo. non duñu wër-wër loo di wax ay kii xam nga liy dëgg. bu dee mbiru Casamance waaw dafa am fu mu bëgg ñu orienté ko. parce que aussi ñëpp man xam nga responsable la man maay orienté sama bopp. waaw d'accord bàyyi ma orienté sama wax. dafa am fu ma bëgg ñu teg ko rek kon continuer. waaw dafa am fu ma bëgg ñu teg ko rek. man meruma je suis comme ça su ma toogoon ak Macky Sall lii laa koy wax. xam naa lii may wax ci caméra yi. parce que contexte bi kuy jàkkaarloo caméra yi di wax réew mi moo tax ngay wax buñ waxee ba diaboliser réew mi ba mu dugg ci kaw ëllëg ñun ñëpp ay responsable lañ Ousmane Sonko wóoluwul justice moo tax du ko wuyu ji li leer la loolu mooy wax ji bu dee mbirum Casamance mi ñuy wax ay kilifa diine ñoo taxaw fii di tuumaal Ousmane Sonko ni MFDC la bokk Sénégalais yëpp noppi ci loolu ku ko waxul lan nga war a wax réew mi nañ ko dalal li ñu koy dalalee mooy Ousmane Sonko sénégalais la du burkinabé du malien du gambien ñëw am lu mu bëgg pour Sénégal c'est presque lu mat million yu nit ñoo ko woteel mu nekk 15% ci électoralu Sénégal kooku c'est pas n'importe qui boo jógee ni da nga koy tañaxee teg ko ci bërëb pour du bokk benn sénégalais du ci ànd gis nga ñun dañuy wax ak responsabilité ñun kenn mënuñoo xoqatal kenn mënuñoo tiital parce que formation boobu la ñu am. mais imam ñun dafa am benn référence bu ñu amoon muy Cheikh El Hadji Abdou Aziz Dabakh déglu ma daaneel Mohamed. waaw daaneel réew mi bu daan toll fii day wax ak responsabilité. nañu wax ak responsabilité. li am ñun ñëpp gis nañ ko Ousmane Sonko wóoluwul justice moo tax wuyu jiwu ko nañu def médiation maa ngi dégg ku mel ne Abbé Jacques Seck mu ngi woote médiation ak ñoom Mame Makhtar Gueye na Macky Sall déglu ñooñu bañ a déglu ñu naan ko jàppal Ousmane Sonko man Macky Sall man maay wax ak yow billahi lazi laa ilaha illa contre ma la te yow boo ma seetaan di nga xam ne contre ma la ñun am nañ information réew mi ku la gëmloo ni Ousmane Sonko day nekk ci kaso bi réew mi am stabilité kooku mooy noonu Sénégal réew day am lu ñu tuddee le contre-pouvoir contre-pouvoir mooy tax peuple bi bu ñu dawee jëm ci yow contre-pouvoir boobu baaree ko mais réew boo reyee contre-pouvoir yi peuple bu ñu dawee sa kaw lañ jëm ñun li ñuy wax nëbbatu wuñu làqatu wuñu mënoo ñëw tamit encore une fois ni da nga fi toogal société civile di charger ay nit man bu musumaa gis Ousmane Sonko bëgguma ko gis mais droit yi politiciens yi am ci réew mi moom lañ am ci réew mi